asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci Uras-ul Irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ahlul Bayti TV ñi nekk ci fa ñuy wax TV Fallou, di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci juróomi mboolooy sopp Serigne Touba yi nga xam ne Serigne Touba loo moo ko jiite. di nuyu ku dégg suñu kàddu di ñëw tey nag ci ay xibaarati gàttale xibaar ndax xibaar it bari na lool, xëy na man maa nekkul ci jot gu ma mën a continuer. waaye tey dañuy dem ci axbaarul aalam al islami, dem ci diggante Hezbollah ak Israël. xam nga danaa leen di wax ne payu po am dóore saxul banka noosee. dinaa leen wax na itam na leen po am dóore lambi dóore moom fayu rong moo ko mën a tas. waaw ndajem dóore sa yoo koy tas, waaye bu ndajem dóore ñi ñuy dóor te dee ñu di leen dóor ndaje moom day gën a xumb rek ñu tas ci tey dóor, waaye bu fayu amee léegi ndaje ma dina tas. Israël dafa nekkoon ci biladul arab, nekk fi benn caatum ndeyam moo xam ne mu réew la Amérique réewal ko muy lëbbee lu ko neex dugg ci lu ko neex génn ci ba léegi nag mu jàkkaarloog ay doomi bàjjenam ñoo xam ne ñi ñoom dañ ko ne nun la may dara, muy waa Hamas, muy waa Hezbollah, muy waa république islamique bu Iran. ñii moom nee nañu Israël duñ la may dara, koket lañ koy def waaye duñ la bàyyi ak sa bopp. nga xam ne Israël ci boppam jamono ji ñu passé la génnoon ci coow digganteem ak ñi nga xam ne ñoo di waa Hamas ci seen xeex boobu jàll na. Israël di ji ma jogoraadewaat ay mbiram pour mën a xaw a aatadiku naanal ndox. léegi digganteem ak Hezbollah am na problème. Al Arab News moom mooy nettali, dinañ dégg léegi ci ay waxam, waaye la jiitu la ñuy wax diggante le 4 le 5 le 6 ba léegi ba le 7 ba tey jii. xam nga dañoo wax ne am na ñaari missile yoo xam ne dañ ko sànni woon mu génne ci côté sud Liban dugg ci Israël. déedéet, Sheba fi mu dugg du Israël, fi mu dugg ci Liban la bokk. li ñu xamul mooy Israël dafa dugg ci suufu Liban ci sud bi, dagg fi ab àll bu ne yàmbalang, gor garab bi def koy tool di fi bayloo waa dëkkam. ci biir suuf soosu nga xam ne fa lañ def nag ay campement yi béyukaay, foofu la missile yi dal. kon dañoo wax ne ay missile jóge ne ci suufu Liban gi waa Liban yore dal ci suufu Liban gi waa Israël nangu. loolu lañ war a wax waaye duñ wax loolu, dañ naan waaw Hezbollah sànneeti nañ ay missile sànni ko Israël. déedéet, Israël ba léegi Hezbollah sànneegu ko missile. fii Hezbollah di bombardé ñu di ko wax Israël, foofu ci Liban la bokk, mooy fi ñu wax Sheba, te foofu ay tool lañ ko def fa ay campement mu mel ni société de Terre-Neuve bi nga xam ne moom la Senghor defoon ca jamonoom te defoon ko ca boori Kédougou. lu mel noonu moom la Israël def, mais ci suufu Liban la ko def. taskati xibaar yi nag bu ñuy wax dañ naan waa Hezbollah bombardé nañ Israël. déedéet, waa Hezbollah bombardé nañ waa Israël yi ñëw ci suufu waa Liban toog fa bëgg ko moomale seen bopp. loolu la ñu war di wax pour bu ñu waxee noonu nit ñi xam ne kon noonu la demee. waaye boo déglu ci journaliste yi surtout ñi dëkk fii Sénégal ak ñi faral tubaab yi, ñoom dañuy wax rek waaw Hezbollah tàmbalee si na ab guerre moo njëkk a tooñ ndax sànni na missile Israël. déedéet, sànni na missile israélien yecca seen suuf ne duñ fa jóge. loolu la ñu war a wax pour nit ñi mën a xam ne kon ba léegi Hezbollah saa yu dóoree Israël da koo dóor ci biir toolam bu muy ruur, waaye fekk jéggeegul diggu yi ba léegi. Hezbollah jéggeegul diggu Liban ba fekk Israël ci Palestine, ndax Israël ci boppam moo nekkul, dafa amul. ba tey ñii tettale xibaar yi dañu war a leeral ne ña ngay dóor israélien yi ca suufu waa Palestine ne duñ fa génn te dëkkuñu fa. loolu la ñuy war a wax nit ñi pour mu leer, waaye dañ naan Israël la ngay xeex ak Palestine. déedéet, dañoo wax ne palestinien yaa ngay xeex ak israélien yi leen fekk ci seen suufi maam bëgg leen faa génne. noonu la xibaar yi di war a doxee, waaye
israéliens yi ñoom fexe nañ ba léegi sax nañu ne am réew lañu ba journaliste yi sax bu ñuy leeral dañuy wax ne Israël ak dëkk sàngam ñu ngi xeex waa dëkk sàngam bombardé nañ Israël te dañoo wax ne waa dëkk sàngam bombardé nañ yahud yi ci seen suuf la duñ ko génn ndax noonu la mbir mi demee depuis ñu déparé ba léegi ci loolu la ñuy xeex. léegi nag bi nga xamee ne loolu am na Israël dañoo jël seeni kanu daal di tiire ci biir sud Liban ci tund yi ndaxam ñi la njëkk a sànni ay missile sax dàkkuñu woon ay israéliens pour rey leen dañoo sànni ay missile taal fa daay lakk lañ jotoon a béy te it nag am nañ ci droit ku nangu sa suuf di ko béy te mënoo ca dara war ngaa mën a toog ba saa yu demee ñoral nga taal ndaay ga bu ko defee safara lekk ko ngeen bokk ci yem ndax sa suuf la béy te daf ko nangu te fi Israël di béy ci sud Liban la bokk waaye bokkul ci Israël loolu nit ñi dañ ko war a xam ba noppi ñi door a mën a sistandikoo foofu nag doxal nag ñu xam ne kon Israël ñi muy xeexal day xeexal ñoom ci suuf su mu nangoo ci ñoom waaye ñooñu fekk guñ ko ci suuf sa mu nangoo ci Palestine ba tey. léegi nag ba loolu amee Israël dafa wax ne waaw am na ñaari missile yi ñu sànni mu jógee ci côté sud Liban de waaye xam naa ne waa Palestine ya fa nekk ñoom ñoo ko def ndax waa Israël waa Hezbollah ñoom luñ doxale noonu nun nag xam naa ne wax dëgg yàlla buñ sañoon guerre du am waaye nag pare nañ ko de pare nañ ko ba naree am waaye buñ sañoon nag du am waaw loolu lañ wax ne buñ sañoon guerre du am seen diggante ak Hezbollah ñoom ñoo ko wax de waaye nag dañ ne waaye nag pare nañ ko nag bu amee nag pare nañ waaye nag daal buñ sañoon daal guerre du am suñu diggante ak Hezbollah yi tàmbali nag di jiima yàq diggante Hezbollah ak gouvernement Liban naan waaw Hezbollah kay moom lu bëggul waa Liban jàmm waaw ndax li bëgg moo ñu rajaxe Liban lépp ba mu mokk ba neef ba defub doom te loolu arrangé wul gouvernement libanais waaw gouvernement libanais su fekkente ni moom moo waroon a mën a am armée boo xam ne moo mën a sàmm waa sud Liban bi ba Israël du ko jël defu ko Israël dugg sud Liban nangu ko ña dëkk ca région booba ñoom ñoo takkatoo dajaloo di xeex ak Israël ba dàq ko fa ba génnee ko fa waaw laka la Israël bëgg Israël li mu bëgg mooy gars yi désarmé toog bu dikkaat dugg fa ndax si côté ba féete ne duñ leen aar te itam mbir mi ay mbir a ngi ci biir yoo xam ne dañ ko ci bàyyi noonu ndax jàmm moo gën a ay waaye fekk gouvernement chrétien bi mooy jiite Liban sud Liban bi Israël def fi dugg ndax sud Liban bi dafa di ay jullit ñoo fa dëkk ginnaaw ay jullit ñoo fa dëkk nag te bu Israël di dugg foofu lay dugg ci côté boobu te bu duggee gouvernement ba dañ koy seetaan kon nag jullit ñi ñoo war a takk seen digg xeex nag génne leen fa jullit ñi nag dañoo yëmul ci loola dañoo xeex génne leen fa former seen armée bopp ne nun dootuñu tasaaroo mukk en tant que du Israël dafa bàyyi suñu suuf ndax des na ba léegi ay tool yu Israël yore yoo xam ne ci Liban la bokk te foofu la waa Hezbollah yi di bombardé waaye bombardé guñu biir Israël loolu moo tax Nations Unies mënul ci ñoom dara ndax tax Nations Unies mënul ci ñoom dara dañuy dóor Israël mais ci seen biiri tool seen tool yi ñu moomoon ñoom waa sud Liban ci la ñuy dóore waa Israël nag woote nee na Nations Unies dañ ko ñëw dimbale waaw xëy na Nations Unies dañ ko mën a dimbale xëy na dañ ko war a dimbale ci nangu suufas jàmbur mu di la dóor ngay yuuxu naa daw si leen jàpp leen dimbali leen ma ci kii mi mooy dóor ci suufam boo bëggee jàmm am kay da ngaa war a génne suufam soo génnee suufam dootu la dóor noonu la journaliste ci sénégalais yi di war a leerale mbir mi fi Israël di xeex ak waa Hezbollah suufu Liban la du suufu Israël loolu la ñuy war a njëkk a leeral ba loola amee nag ba noppi ñu continuer nag xool Al Arab News ak yeneen journal yu mag yi ba xam lan la ñuy indil ci côté boobu. أظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل واعتراض عدد منها من قبل منظومة القوات الحديدية يوم الجمعة. وذكرت مراسلة روسيا اليوم أن عدة صواريخ أطلقت من منطقة العرقوب جنوبي لبنان واستهدفت موقعا إسرائيليا في مزارع شبع. وتبنى حزب الله الهجوم الصاروخي. من جانبها قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان
ردا على إطلاق الصواريخ من طرف حزب الله. السلام عليكم. waaw ndog bu njëkk bi mi ngi noonu Al Arab News moo ko indi xibaar bi nga déggu ni nga xam ne noonu la Al Arab News waxee xibaar bi Al Arab News dafa wax ne Israël dañ koo songu. Kan moo ko songu? Hezbollah moo ko songu. Naka la ko songe? Dafa bombardé Mazari'u Shiba. Mazari'u Shiba moom la waa Hezbollah bombardé bi ñu bombardé Mazari'u Shiba nag Israël tontu na waaye dafa tontu ak ay kanu yoo xam ne mi ngi ko sànni ci tundi Golan ci tundi Israël ci tundi sud Liban yi waaye nag dalul ay nit ci àll bi la doon fetal xam nga loolu la Al Arab News wax ba noppi rek ne Mazari'u Shiba jooju muy tool yooyu ñan ñoo ko moom tool yooyu Liban ko moom Israël daf koo dagg ci Liban wan na ko ba noppi yëmul ci wan na ko mu daal di yëmul ci wan na ko waaye dafa yëmul ci wan na tool yi waaye dafa wan tool ya def fa ay xibabul adidiye yooyu nga xam ne ñoom ñoo di ay missile contre missile yi ba noppi indi fa waa population ñuy béy léegi bu leen ñuy dóori ay bal ñu ne yéen a tooñ ndax yéen a leen fekk ci seeni tool xanaa kon léegi Mazari'u Shiba moom la léegi kon wel na maanaam Israël moom na ko te Nations Unies nanguwul ne Mazari'u Shiba Israël moo ko moom def nañ fa nag seen miiru anti éclate bu mag doxale ko seen diggante ak Liban kon loolu mooy si suuf moom ñàkk ngeen ko waaye li ñu waroon di leeral ñoom journaliste yi mooy waa ji nee na Hezbollah bombardé na Israël ci fan ci Mazari'u Shiba ñu ko moom Israël la ko nangoo ci Liban kon kay na wax ne Hezbollah bombardé na waa Israël ña nekk ci suufu Liban loolu lañ waroon di wax waaye waxewuñ ko noonu te nag lii ma leen wax moo am ba tool yooyu ñuy bombardé di ko taal ñoom waa Hezbollah seen suuf la ñoom waa Liban waaye du suuf waa Israël bu Israël delluwaatoon ca Palestine gamu ca te nangu ba noppi te bañ a dugg ci Liban di ko nangoo est-ce que kon guerre dana am kon guerre du am mais fi mu nekk nii nit ñi gëlëmal nañu leen façon gëlëmal goo xam ne même journaliste yi wax ngeen di leen dégg sax ñuy journaliste arabe ak journaliste sénégalais sax ak yeneen journaliste bu ñuy wax dañuy wax waxin woo xam ne ñoom ñiy wax xamuñu ci li ñuy wax dara feeg waxu leen ne suufu Shiba ja Israël nangoo woon ci Liban di ko béy ci kaw doole ña nga koy bombardé waxagu leen li am feeg yéen a ngi wax ne Israël Hezbollah bombardé na ko mu mel ni Israël Hezbollah da koo tooñ déedéet Hezbollah tooñu ko de Israël dañoo war a wax ne Hezbollah ngay dóor Israël waaye mu ngi koy dóor ci suufam moom Hezbollah loolu la ñu war di wax. حثت الخارجية الأمريكية الحكومة اللبنانية على منع حزب الله من إطلاق صواريخ نحو إسرائيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تدعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع مثل هذه الهجمات وبسط سيطرتها على المنطقة. وأضاف برايس أن واشنطن تشجع بشدة كل الجهود للحفاظ على الهدوء. waaw léegi ñu jóge ci Al Arab News dem ci Sky News Al Arabia daanaka benn la rek Al Arab News Sky News Arabia beneen façon télévision arabe la Sky News Arabia nag moom moo eggale histoire bi lenn li nga xam ne ñële waxuñu ko ba nga xamee ne Hezbollah yi nee nañu dañoo sànni ay ñaari missile taal ay daay ca tool ya nga xam ne ñoom la waa Israël doon béy ci seen suuf ñoom waa Hezbollah léegi waa Israël dañoo tiire ay bali kanu waaye ñu ngi ko tiire dëgg ca montagne ya waaye tiire wuñ ko ca nit ñi ba loola amee sax am na ay druze yu nekk foofu ci biir sud Liban bi ndax druze yi nekk foofu ci biir sud Liban bi ñoom itam jeneen diine lañu waaye duñu ay chrétien duñuy musulman duñuy siif léegi nag ba loola amee donte nee nañ ay musulman lañ ndax boo leen dégloo xam naa duñuy musulman ba loola amee nag munasaat yi nga xam ne mooy munasaatu itlaax sawaarix yi nga xam ne moom la Hezbollah yi yoroon muy batterie à missile doon sànni missile yi
amoon na ci waa Druze yi ñu dem songu leen ba nangu sax seen batterie à missile yi. armée Liban moo def intervention dugg ci seen diggante jël ñi nga xam ne ñoo yore woon batterie à missile yooyu ak batterie à missile yi tëqali leen ci loxoy Druze yi bañ leen tëqalee ci loxoy Druze yi nag bàyyi leen ñu dem population Druze bi nag ne ñoom kenn dootu fi bombardé Israël mu lu ñu bombardé te ñoom itam fàtte nañu ne fi ñuy bombardé Israël ci seen suuf la ba léegi Israël génnagul suufu si Liban ba mu jeex te kon loolu li muy tekki mooy Druze yi kon nangu nañu ne suuf si Israël jote nangu ci ñun nañ ko bàyyi ak ñoom ndax ndegam ñi ngi jàpp ne fii Hezbollah di dóore waa Israël mu di ñu dóor du yoon nañ bàyyi waa Israël pour ñu bàyyi nu ndax waa Israël dañoo tokk suufu Palestine nga njëkk a nangu déedéet dañoo dugg ci Liban Israël di leen maanaam Hezbollah yi di leen dóoree ci biir Liban ba ñu dóoree nag seen kan yooya gaa yi daal di def nag ni mbojjam noonu waaw daal di déclenché nag yéetéet ba loola amee missile ya tàkk contre missile ya tàkk contre missile yi danañu jam naam ci missile yi yenn waaye dina am yu egg dak defi jaloore ca biir Sheba gi nga xam ne moom la Israël nangoo ci Liban te Sheba ci Liban la bokkul ci ñoom noonu lañ di war di waxee ba bomb yet méttee nag Israël dafa yëkkati loxoom daan ne Amérique woon ma waa Nations Unies na Nations Unies gaaw ba Nations Unies gaaw li ay dina am man kat ragalumaa xeex waaye bëggumaa xeex su ma sañoon xeex bi du am waaye nag pareel naa ko waaw comme ñoom waa Israël li ñuy waxee waaye nag pareel naa ko ba loola amee itam Amérique daal di yëkkati kàddoom dégg ngeen ko Al Arab News wax na ko Sky News Al Arab yi tamit wax na ko nee na américains yi daal ñu ngi ñaan ci gouvernement wu Liban bi nga xam ne mooy gouvernement ba fa nekk mu jéema wax waa Hezbollah ñu bàyyi dóor yi ñuy dóor waa Israël noonu la ko wax ci biir dégg ngeen ko léegi ndax diggante boobu daal dafa toll ci diggante boo xam ne xaw naa jaxasoo te bu fi guerre bi amee mën naa indi lii tooy ci Hezbollah lay jógee lañu yaakaar ñoom waaye déedéet lii tooy ci Israël lay jóge ndax lu xeex bi métti toj nga sama bopp ak tàmm nga sama tànk yaa bëri na sama bëtëg ci fan ci sa biir kër maa la fa fekk waaye génn guma kër gi Israël moom day bëgg tibb wan ni sàq mi mu reet bu ñu fàttee mu tibbaat leneen noonu lay def nag booba muy jeexal arab yi ndax coppati booyul mburu te cero bu tooyee dina sànku léegi nag missile yi jógewuloon si Liban rek dañ koy nëbb waaye am na ci missile yoo xam ne ma nga jóge Syrie mais missile yi jóge Syrie itam ci tundi Golan la dal tundi Golan googu itam ba léegi ci Syrie la bokkul ci Israël daf ko nangu ci Syrie domaine ko ne du ko delloo te li gën a doy waar te journaliste yi arabe yi yëpp def ci njumte saa yoo xamee ne Syrie bombardé na tundi Golan ñu ne Syrie bombardé na Israël ndax Israël toog na Tel Aviv gëm dëkk toogul Tel Aviv gëm dëkk moo dugg ci sama jàmbur waaw moo dugg ci sama jàmbur mu di la dóor kay dañoo war a wax ne Syrie ngay dóor Israël ca suuf sa mu sàccoon ci moom waaye dañoo wax ne Syrie dóor na Israël ca Israël foofu du Israël tundi Golan du Israël bokkul ci Israël dégg nga Masar Sheba bokkul ci Israël tundi Golan ci Syrie la bokk Masar Sheba ci Liban la bokk dañoo war a wax ne Hezbollah ak waa Syrie dóor nañu waa Israël ci seen tool ya ñuy ruur ne ñoo ko moom te moomuñu ko di ko xëccoog ñoom te ñëpp seere nañ ne lii Liban moo ko moom lii Golan Syrie moo ko moom si Israël fexee nag ba loolu rees ba fàttaloo nit ñi ne fii ma nekk di xeex ak gaa yi kat moomuma ko ñoo ko moomoon dama koo siif ci ñoom ba àddina yëpp gëm ne fii alalu Israël la bu loolu reesee rek danaan bërit ne xapitaat leneen bu wan yax nekk xëccoog ñoom ci loolu noonu la Israël bëgg a def nag réewi jullit ñi ba lekk leen ba ñu jeex lépp lu mu reesal ba gaa yi fàtte ko rek ba nangul ko ne loolu léegi bàyyee nañ la ko mu jëkk-jëkk ne bërit rek ne këfit leneen nekk di xëccoog ñun ci lu bees li ñu fàtte lu màggat la Tel Aviv la jóge daal di si Baytul Muqaddas Gaza mu jël ko ba daanaka tuuti des ci Ariha jël na ko waxatuñ ko Garbu Ordon jël na ko Naharu Ordon jël na ko waxatuñ ko mboolem li Israël njëkkoon a jël ci réewi jullit ñi loolu rees na waxatuñ ko léegi Israël li muy xëccoo li nga xam ne fi la tolloog ñun mooy dóor nañ ma ci Golan loo fa wuti te Golan du sa dëkk du sam réew du sa suuf
dóor nañ ma ci Machar Sheba fa may béyee ca suufu Liban waa Liban nag may dóor looy ci suufu jàmbur dafa bay bañ di la dóor kon lan moo tax journaliste yi yëpp di ànd ci naan Hezbollah dóor na Israël dañoo wax ne Hezbollah dóor na Israël ca suufu Hezbollah sa Israël siif te ne du ko delloo noonu lañ koy war a waxee pour mu leer waaye ba loola amee Amérique mi ngi def intervention lan la Amérique def intervention Amérique mi ngi def intervention ci bëgg gouvernement libanais bi nga xam ne ñoo ilif Liban ñu jiima wax waa Hezbollah ñu bàyyi Israël gi ñuy dóor ci seen suuf ñoom waa Hezbollah. مزيد من المتابعة معنا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية مراسلنا فراس لطفي ومن بيروت مراسلنا سلمان العنداري. أبدأ معك سلمان بداية للحديث عن الدعوات الأمريكية للحكومة اللبنانية بمنح حزب الله من شن هجماته انطلاقا من الأراضي اللبنانية. كيف تجد هذه الدعوات صداها؟ kon bala ñoo jàll ci li nga xam ne moom la journaliste bi di laaj ci ko représenté ca capitale ba mu di Beyrouth nañu leeral li mu wax xam nga dafa wax ne Israël wax na Amérique wax na gouvernement libanais war a wax Hezbollah pour Hezbollah bàyyi dóor gi nga xam ne moom lay dóor ca hudud al israiliya kon xam nga kii moom nangu na ne kon Mazari Sheba gi gars yi nangoon ci sud Liban moom léegi ci Israël la bokk ndax fa ñu yem nag léegi ci Mazari Sheba foofa lañ ni mooy diggu Israël kon lam jot na dagg bokkatu ci est-ce que jullit ñi li ñuy waxee ñoom danañ koy setantal loolu du yoon lii yoon mooy Amérique wax na gouvernement libanais ko na wax Palestine na wax waa Hezbollah mu bàyyi israéliens yi muy dóor ci seen suuf ñoom waa Hezbollah waaw buñ leen dóorul seen suuf te ñoom nee nañ duñ fa génn lu dul doole leen fay génne kon kañ lañ fay génn ay canaux leen fa indee ki matrailleuse ak i chars de combat kon naka la ñuy génnewaat suuf soosu te moomuñu ko te dóoruñu leen ñu door faa génn ñaareel ba yow journaliste bi wax ne xuduudu Israël foofu du xuduudu Israël maanaam Israël fi ne moo di ay xuduudam doonu ko foofu du frontière Israël foofu ci biir Liban la nekk ba fi mu nekk nii Hassan Nasrallah am na droit ci mabbu mil bi song waa Israël ndax ba léegi Israël yemuñu ci suufu Palestine suñ njëkkoon a nangu waaye dugg nañ ci Liban jël ci ay kilomètres yu dul jeex te ñu ngi ko bëgg a resal. في الحقيقة هناك صمت تام في بيروت اليوم، صمت سياسي ورسمي تام بعد الحادثة التي حصلت بالأمس أو بعد التصعيد الذي حصل بالأمس على الجبهة الجنوبية. لم نلحظ سوى اجتماع الرئيس اللبناني ميشيل عون بقيادات أمنية وبيان رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال حسن دياب، إضافة إلى مواقف سياسية كانت معترضة وأخرى تبرر ما حصل بالأمس على الجبهة الجنوبية، ولكن لا ردود فعل حول البيان الأمريكي بطبيعة الحال، وأيضا حول الدعوات الأممية والدولية بضرورة ضبط النفس على الجبهة الجنوبية. léegi nag waa ji tontu na ko bi mu ko laajee na ko yow moomu nekk Beyrouth lan moo xew ci diggante woote googu Israël wu yuuxu ci Amérique yuuxul ko ne ko gouvernement Liban teel waa Hezbollah lan moo ci xew ak yuuxu googu Nations Unies doon yuuxu di wax ne déet bu leen song israéliens yi nekk ci tooli Sheba yi Liban yi bàyyi leen te ñu waxtaan lan moo ci xew léegi kooka ne ko gouvernement bi daal woote nañu Hassan Diab mi nga xam ne moo yore liggéey boobu itam jël na kaddu réunion nañu daal ñoom ci seen biir bopp réunion boo xam ne ñoo xam lañ doon wax waaye nag yooyu Israël yooyu day gars yi waxuñu ci dara yuux yi ko Amérique lu yuuxule it naan nañ leen bàyyi ca suufas Liban sa ñu nekk fa am jàmm di fa béy ginnaaw bañ ko nangoo loolu tamit nee na gouvernement ba waxu ca dara yuuxu gi Nations Unies di yuuxu itam di wax ne bu sañoon duñ taalaat guerre bi nañu bàyyi ñu waxtaan itam gouvernement Liban waxu ca dara ñoom daal seen waxtaanu bopp lañu wax ak seen problème mu sécurité réew te it ñoo wax dëgg ginnaaw junubu Soudan junubu Lubnaan dagg nañ ci àll bu toll ni Mazar Sheba lu bëgg a mat daanaka 30 ans 40 ans Israël lañ ko téye te moomu ko te saa yu ko gars yi songee ci suuf si mu nangu ci doole téye ko lañ ko songee waaye fekkagun ko ca suuf si mu njëkkoon a nangu muy Palestine kon xel nanguwul gouvernement libanais di wax lu weesu toog leen seetaan rek
ginnaaw nun mënul nu Israël dara te Hassan Nasrallah moom mi ngi jiim nan ko seetaan bu jiimee am li mu bëgg alhamdulilah loolu lañ bëggoon bu jiimee ñu duma ko fekk ñun mucc nañu loolu moom la boobu politique moom la gouvernement libanais di doxal. فيما يتعلق بالأجواء الميدانية اليوم رصدنا هدوء تام على الجبهة الجنوبية حتى أن طائرات الاستطلاع لم تحلق فوق الأراضي اللبنانية أو الطائرات الحربية. هناك نشاط واحد قامت به القوات الإسرائيلية على الجهة المقابلة في منطقة الوزاني، قامت بصيانة بعض الأسلاك الشائكة أو الشريط التقني على بعد 500 متر من نهر الوزاني في جنوب لبنان، والهدوء تام في هذه المنطقة حاليا. ولكن تبقى الأسئلة حول التصعيد أو هل هناك جولة جديدة من التصعيد قريبا؟ هل هناك رد آخر من جانب حزب الله وإسرائيل؟ وما هي الرسائل التي قد تطلق من لبنان أو قد تطلق من إسرائيل مما يؤدي إلى إدخال البلاد في موجة جديدة من النزاع أو موجة جديدة من الحرب في حال كان هناك خطأ غير محسوب النتائج على حد قول المنسقة العامة للأمم المتحدة في بيروت. إذن الجو هادئ اليوم في لبنان وفي بيروت. waa ji continue na di leeral nee na ba loola amee nag terrain bi moom li fi xew tey mooy Israël day tey dafa xëyti ay roplaanam taa'iraatul istidlaa yi jóguñu te mooy roplaan yi nga xam ne ñooy njëkk a jiitu xool ba xam fi ñu war a bombardé bu door a joxe accord ñay bombardé ñëw mooy taa'iraatul istidlaa yooyu ñu naawuñu tey. taa'iraat yi nga xam ne dañuy def tadmir itam naawuñu tey kanu yi tamit yëngatuwuñu tey tey daal moom daal ba dóorante ba méttee daal ba Israël ne Amérique woowal tellement woowal ma Nations Unies nañ wax gouvernement Liban mu téye Nasrallah ak waa Hezbollah ba loola amee ba Amérique yëkkati kàddoom Nations Unies yëkkati kàddoom léegi tey waa ji nee na dañu ne teg dara yëngatoogul liñ gis daal mooy aslaaku shaa'ika maanaam barbar yooyu nga xam ne moom la ñuy def ci diggante ñaari réew yi daal moom lañ gis waa Israël tey ñu ngi koy sampaat ak a defaraat ak a defar poto lamp yu jot a yàqu yi ak tool yi tàkk yeeg yooyu daal lañ xëy tey di ko defar waaye waa Hezbollah nga ca tund ak seeni missile ne tekk di déglu waa Israël lañ ca xurwa di defaraat seen tool yu lakk waaye yëngatu gu ñu ci dara daal ci ji jamono. في بيروت وزيرة الخارجية طلبت من بعثة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد إسرائيل نتيجة ما حصل في الأيام القليلة الماضية بين الغارة الإسرائيلية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي حصل يوم أمس. هذه هي الصورة لديك سلمان. دعني أنتقل إلى مراسلنا فراس لطفي. كيف يبدو الوضع لديك وهل صدرت أي léegi nag waaja eggale na ay waxam waaja li mu eggalee waxam mooy dafa wax ne bi nga xamee ne nag gouvernement libanais waxtaan nañ ba noppi daal seen ambassade ba leen toogal ca Nations Unies ñoom la ñu jox kàddu waxloo ko la mu wax nag mooy dafa wax Nations Unies ne ko boo leen bëggee jàmm am ci diggante Israël ak Liban Israël mii nekk ci suuf si nga xam ne moomu ko dagg ko ci sud Liban di ko xëccu population bi moom la war a delloo Israël ci boppam bombardement yooyu muy def tegu ko ci yoon dóor googu ñu koy dóor muy fayu it tegu ko ci yoon ndax balaa sañ a fayu daa war a arrière ba génn suuf si ne man kat nekkatuma ci seen suuf te ñoo ngi may dóor waaye man kat jël naa suuf si ba miire ko ba noppi dama koy béy ci doole ñi ngi may dóor wax leen ci ñi ngi may dóor ñi ngi may dóor ci suuf si ma nangoo ci ñoom léegi nag waruñu maa dóor buñ ma dóoree ñoom ma tooñ ndax damaa nangu seen suuf ñu di ma dóor te waruñu maa dóor su ma nangoo seen suuf dañ maa war a bàyyi ak moom maanaam Israël moom waxewu ko noonu man maa ko waxee noonu mais noonu la demee ni mu demee laa wax leen ci ñi ngi may dóor ci seen suuf si ma nangu waaw loolu la ndax foofu mu ñu koy dóoree muy kalaame di yuxu daal fu ko nangu waaw léegi sàcc dana jël sa yëf téye ko nga tëqali mënoo ci dara nga fa bu di ko dóor mu naan wax nga muy yuxu naan wax leen ci diw maa ngi ci ruumam bi de waaye damaa jël ko parfois bi nee na du ma bàyyi wax leen mu bàyyi ma ba sàcc ko yóbbu loolu mun ta nekk ndax nangu suufu jàmbur ba noppi mu di la dóor ci biir suuf si nga xam ne moom nga nangu nga yuxu ak wall mais ñi lay wallu ci ñoom tamit ay waane lañu walla ki li gën a gaaw waaye ma ne génnal Masaro Sheba dellul Palestine nga ñetta nangu ba noppi bàyyil ci Liban jàmm na ñooy arrière nga bàyyi suufu jàmbur mais miiree ko bëgg koo domaine
ba noppi te buñ la dóoree nga woote ak wala noonu la Israël di doxee journaliste yi nag ñoom duñu wax mbir mi ci biir gi li mu demee dañuy wax ci kaw rek Hezbollah bombardé na Israël déedéet nu bombardé Israël te Israël nekk ci suufu Hezbollah dañoo wax ne Hezbollah bombardé na Israël ca suuf sa mu nangoo ci Hezbollah te Hezbollah ne ko du ma la ko bàyyee te nee na il faut nga bàyyee ma ko te su ko bàyyee ba mu rees dina jël leneen loolu moom taxu sax ñu di ko wax noonu la mbir mi demee ci leeral waaye ñun faruñu fenn dañuy wax nam demee woon bu njëkk xëy na nag bari na journaliste yoo xam ne dañoo jóg fekk xew-xew bi demee nii ñoo ngi wax mais mënuñoo dellu ci ginnaaw wax la ca ginnaaw ndax am na journaliste yoo xam ne yaakaar nañ ne Hezbollah dafa bombardé Israël ci suufu Israël déedéet Hezbollah dafa bombardé Israël ci suuf su mu nangoo ci Hezbollah noonu la demee. أي تصريحات رسمية فيما يخص التصعيد الأخير؟ تصريحات رسمية حتى الآن سامي يعني لم تخرج سوى التصريحات التي خرجت عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانس والتي يعني طالب المجتمع الدولي وطالب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي بضرورة تدخل الولايات المتحدة والضغط على الحكومة اللبنانية الرسمية من أجل وقف خروقات حزب الله المتكررة على الحدود وخرق القرار 1701 الذي يقضي بوقف كل الأعمال العسكرية على طول الشريط الحدودي بين إسرائيل وجنوب لبنان. لكن يعني لا تختلف الصورة كثيرا عن الطرف المقابل. لبنان هنا ساد الهدوء التام منذ يعني أمس ما بعد الإطلاق الرشقة الصاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية ساد الهدوء بعد أن ردت إسرائيل. ولكن حقيقة سامي لا أحد يستطيع التكهن ما إذا كانت إسرائيل فعلا اكتفت بهذا الرد أم أن هناك ردود أخرى عسكرية قد يعني تكون في الأفق. ولكن أستطيع أن أنقل لك نبض الصحافة العبرية والتي يعني تتحدث بأن يعني الضربة العسكرية الإسرائيلية لم تكن كافية لتثبيت معادلة ردع أرادت إسرائيل إنتاجها وتثبيتها في. waaw léegi nag dafa dem ca journaliste ba nga xam ne moo leen nekkal ñoom Sky News Arabia te nekk ca côté Israël ba mu ne ko waaw yéen seen côté boobu di waa côté Israël lan moo fi xew mu ne li fi xew de wuute wuute ak li xew foofu de ndax li fi xew rek mooy ba nga xamee ne dóorante nañu ba yuux ya jolli Amérique ministre bi yore mbirum défense ca Israël moo yuuxu wàllu ne ministre bi yore mbirum défense Amérique waxal ci gouvernement américain ñoom ñu wax ci waa Nations Unies wax ci waa Liban pour affaire bi ñu arrêté ko mu jeex ni ma waxee nii ñu dégg arab xam nañ ne noonu la demee man faruma fenn damay wax ni mu demee kii wax nii ma di ko firi biir Israël lay waxee nee na mbir mi daal li mu demee mooy ba gaa yi dóoree ñu dóorante daal ba tool ya tàkk daay gën a jàppit béykat ya nekkoon foofa di béy te dëkk Israël gaa yi dóor leen ay missile ñu tasaaroo coole ne combay daal ba ñu ne tekk ba pënd bi wuri daal Liban ma nga ne tekk waxul dara Hassan Nasrallah ma nga ne tekk waxul dara kan moo wax ministre du défense Israël moo wax lan la wax dafa woow ministre du défense Amérique ne ko yuuxul ma ndax boo yuuxoo ñu dégg la waxal ci Nations Unies de kam mu ngi New York foofu dend ak yéen ngeen ne ko wax ci gouvernement Liban mu Hassan Nasrallah mu téye missile mi noonu la demee demul leneen amul leen loo ci mën a falsifier lu dul li ci nekk biir Israël di wax te di ab journaliste loolu nga mën a wax léegi nag mu ne bañ ko yuuxulee nag ñoom tamit ñu yuux waa Nations Unies tamit daal di jël yuux ga ca waa gouvernement américain daal di jottali ko waa Liban gouvernement Liban wax leen international bu taxaw ak guerre bi nangam dugg fi génn fi léegi Hassan Nasrallah taxaw na Israël taxaw na kenn ku nekk yaa ngi ne teg waaye ñu ngi wax naan diggante boobu ci diggante diggu Israël ak Liban foofu guerre waru fa mën a nekk est-ce que foofu ñuy guerre foofu mooy diggu Israël ak Liban est-ce que Israël ab dëkk la Israël benn du ab dëkk ci Palestine lañ nangu seen suuf dëkk ci ñaareel bi fa ñu nekk di xeex ñu naan mooy diggu Israël ci Liban la bokk dañ ko nangu woon ca jamono Sabra ak Shatila lañ ko nangu woon ba léegi ne diñ ko delloo fi mu nekk nii àddina yëpp fàtte nañu ne foofu ñu wax naan diggu Israël du diggu Israël foofu ci digg sud Liban la bokk dafa nekkoon suuf soo xam ne waa Liban ñoo ko moom te bu ñu sàgganee ni Israël de Palestine lekk ko noonu lay lekk Liban ndax buñ demee ba journaliste yi saxal ne
foofu ñuy xeexe mooy diggu Israël ak Liban te déedéet foofu ñuy xeexe mi ngi ci biir Liban Israël moo fa dugg en tant que baat boobu gars yi fàtte nañ ko rek ñoo ngi bëgg a saxal ne kon sud Liban Israël daf koo war a lekk. léegi nag ñi dem ci magaati Hezbollah xam nga Hezbollah moom Syrie ñoo di mag ji mooy Iran. waaw Iran ma ngay préparé Iran la mu nekkoon jëggu ca tey la ca gën a nekk. Iran dafa amoon benn bateau boo xam ne daf koo tegoon ci Babul Mandab depuis guerre yu Yaman amee ak léegi ndekete bateau boobu moo doon téléguidé waa Océanie yi moo leen doon jàppale ci guerre bi moo doon seeni xibaar. léegi bateau boobu dañ faa defoon benn mine ba tàkk ci wetam ba bateau bi am da ca yàqu bateau boobu dem waaye ndekete bateau boobu ba muy dem Iran dafa jël bateau boo xam ne bateau commercial la ci kaw waaye nag bateau de xeex la ci biir mu ñëw ba foofu mu paanal ko fa paanul ma nga fa ay paanul dégg nga da ko bàyyi di teg ko fa ndekete bateau boobu la bateau bee doon def man na lu ko rawte ma ngay continuer di ko def kon Iran tekkul ngëmam ci côté Yaman. léegi mu des diggante Iran ak Israël am na gox boo xam ne moo gën a féetee ak Irak te digaloo ak moom ci Iran te bokk ci suufu Iran dafa dem monter fa ay missile ci biir suuf si te missile yooyu ay missile la yoo xam ne Israël la ko jëmale. Iran nee na bii yoon moom su dóoree Israël rek foofu la affaire bi di jeexee ndax bu dóoree Israël gën a tal leneen lu dul muy am bombe atomique. yaa ngi dégg diggante bi nag lii problème ci seen diggante mooy Iran dafa doxale diggante Israël ak moom Syrie doxale fi Irak doxale fi Liban am na ci biir Syrie soldats yoo xam ne Iran moo leen fa taaj am na ca biir Liban soldats yoo xam ne mooy waa Hezbollah Iran moo leen fa taaj am na ay soldats ci biir Irak yi ñuy wax al-Hashdu Sha'bi ñooñu Iran moo leen fi taaj. Israël pour mu bëtt ba dem Iran dana xuus ñetti armée yu bokkuti maam yoo xam ne armée yu ci nekk ñoog waa Iran ñoo ànd maanaam noonu mu planté nag ci digganteem ak Israël loolu moo tax Israël am problème ci côté boobu waaye Israël moom ma ngay wax ne Iran réewum terroriste la Iran dafa jël roppalaan bombardé sama bateau bu réew te loolu xaw ma dëgg la am déet ndax kenn xamut ku ko def li américains yi bari radar ak mën a xool yëpp nee nañ wax dëgg yàlla roppalaan guidé sans pilote gi daal kenn xamut fu mu jóge waaye moo bombardé bateau bi Israël waaye nag leeru leen ndax Iran la jóge am déet loolu moom duñ ci dugg ndax leeru leen waaye Israël moom nee na Iran moo ko def waaw Israël nga dem ba biir Iran nga rey Mohsen Fakhri Sada mu nekkoon savant bi gën a mag ci wàllu bombe atomique rey ko ca bis ba wax ne maa ko rey ca bis ba te yaa ngi ko reyee ci biir Iran Israël ñu bàyyee ci noonu yow nga ne dañoo bombardé sama bateau bu nekkoon ci géej waa Iran ñoo ko def te waa Iran waxuñu ne ñoo ko def te ba nga reyee seen borom xam-xam ga da ngaa nangu ne yaa ko def est-ce que nii àddina yi doxee nit ñi settan li ngeen ko dugg ci biir kër nit rey ab taawam di bànku ne ko sa taaw boobu maa ko rey yónnee sa saret ca àll ba mu dina rëñalim ngooñ pënu ba bënn nga ne dégg gi bënn pënu bi yow mii ma rey sa taawu kër yaa ko suul ci yoon bi est-ce que loolu yéen a maanaa te loolu Israël def Israël moom nee na bato ba Iran ko taal waaye moom moo rey Mohsen Fakhri Sada te fàtte nañ ko te ñoom reconnaître nañu ñoo ko rey moo tax maanaam tic-tac yi nga xam ne moom la Israël di doxee même journaliste yi nga xam ne ñoo ngi waxi xibaar maanaam lépp boobu ñoom sax tuut nañ ci mën kaa firi ndax bis bu nekk dañuy dugg ci kàmb fi nekk dañuy waaw Iran waaw Iran moo bombardé bato ba waaw mais Iran bombardé bato la def mais réerul Israël ab général de guerre réerul Israël ab savant mbaa bu ko defee da ko def ne fatuwaay waxu ko Israël da ko def sax wax ko ci saase maa ko rey lu tax nga rey ko daa am xam-xamu atomique te mën leen dafa bombe atomique kon dama koy rey te wallahi ñu yore problème mu atomique ca Israël bu ci Iran reyoon nit àddina yëpp a jóg taxaw lu tax mu rey ko dafa def nii du yoon du dëgg def nii waaw ba kañ
ba kañ ñun jullit ñi dund ci nii lépp luñ ñu teg war naa mën a nekk xel nangu na ko donte ak tooñ la lépp luñ fayu ñu nag léegi loola war ta ba nekk waaw ku ñuy tooñ te sañoo fayu ku ñuy dóor te doo fayu boo yàggee mu dee coppati mburu buñ lekkee wenn coñte yi te waxoo danañ lekk wacca des te kon mu jeex fii Israël di mujj ak ñun daal minal muhit ilal xalij asi udaduk ya Israël comme ni mu koy waxee yal na yàlla musal nu ci loolu mooy xibaar yi gàttal yi nga xam ne indil naa leen ko ci diggante Liban ak Israël guerre bi daal déclaré na dóorante nañu ba pënd bi ne kur am na ko yuuxu ne wax leen ci kii ñooña wax nañu kooka taxaw na moom it mi ngi taxaw ñoo ngi ne teg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu